Passy radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site Sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international l'Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi, lii di émission bu bees tàq, l'info autrement di émission bi nga xamanteni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi, Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa, l'Amazon international, la Linguère national di émission bu amul fenn, émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi. Dañuy faral di wax naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf. Loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee, indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. Bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo Sunuker. L'info autrement du fenn fudul fii si Sunuker ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn ku ñu mën si jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu mel. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur de xaw ma lan la woon mais dama ko ragal
loolu de wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est pour ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. li ëttu yéenekaay yi xëyee tey ngeen koy am bés bu yàlla sàkk fii nii ci rajo Suñu Kër FM ci www.suñukër.com ci biir émission bi di l'info autrement altine jàpp alxemes bu 16h jotee li ci yéenekaay yi ñu fas yéene ci ànd ak Mouhamadou Junior Cissé. dal leen ak jàmm mbaa yéen a nga ca mbiicoo beeg mbaaloo beeg pëccëxoo giñ nemmeeku ci mbeddub capitalu sunu gaal préfet bu Ndakaaru daal dinay xamle ne li nu mel dina dakk waral ba yéenekaay yu bari niki tey daal di ci xëy source a naan ñu vers une guerre urbaine ku jë politique gi wàcc ci mbedd Ndakaaru yi di tambambaalu préfet bu Ndakaaru nee na dootu ko mayeti kenn li nu mel sax faw ñu dakkal ko mu fas yéene doon ab bras de fer ci diggante autorité administrative yi ak ñii di waa Yewwi Askan Wi li nu mel lu ko wund du lenn lu dul Barthélémy Dias mi nga xamante ni daal dinay wàcc niki démb ci mbedd Ndakaaru yi moom ak ki ñoñam ñu daal di tax ba oto demul oto dikk li nu mel tax ba ñii di way tekk der yi daal di leen di patamee jàpp leen mujjee leen bàyyi yéenekaay bii di Le Quotidien naan ñu élection locale yi ñu jëma sagar mu ngi commencé xeeñ ñeel campagne yi ndax jàppal Barthélémy Dias mi nga xamante ni daal dinañ koy bàyyi daal dinay xamle ne am na droit déplacé wu fu ko neex waral ba muy sàkku ci ay mandataire am ñu daal di takku taxaw jàmmaarloo ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di nguurub Macky Sall gi yéenekaay bii di l'info naan ñu waaye Yewwi Askan Wi kañ daal dinañ yëkk lu mel ni xemeñ kii di Antoine Félix Diome di ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome ci biir yéenekaay bi di Walf Quotidien yéenekaay bi di ñu xamal ne ministre de l'Intérieur daal dinay tàggoog sagoom jamono ji kañ bëggul kenn daal di indi ay jiix yaax wala ay jafe-jafe ci diwaanu Ndakaaru ay interpellation ak ay libération d'opposition la ñuy nemmeeku boobaak léegi mu mel ni que ne waa ji xamatul fi muy tegi tànkam yéenekaay bi di Rewmi Quotidien naan ñu préfet boobee ab note la daal di génne ñeel manifestation yu nu mel mu duppee ko ab sortie à deux vitesses mu mel ni que ni politique bi mu ngi bëgg a jàpp otage réew mi di Sénégal réewu jàmm la li nu mel doon kàddu xalif général bu faydatu Tijaniya Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass ci biir yéenekaay bi di Le Soleil national moom moomee ci ab entretien mi ngi ñëwaat ci taxawaayam waaye itamit mbiru politique yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci mim réew ak doxalin bi nga xamante ni askan bi moom lañ war a mën a yor ngir rek ñu gën a mën a ñoŋal suñu réew Cheikh Mouhamadoul Mahi daal dinay ñëwaat ci comportement yeeg jikko yi ñeneen ñoo xamante ni ak seen jikko doxalee nañ nim leen neexee ñu ngi ci biir yéenekaay bi di Les Échos mu ñuy xamal ne ab luubal dëgg lañ daal di nemmeeku ca Pamecas bu Ndakaaru noonee rek ay mbir yu jéggi dayoo yaama neex ci biir li nu mel ay indemnité yoo xamante ni xamuñ fuñ ko teg ak yokku salaire u directeur général par intérim bi yi nu mel doon ay mbir yoo xamante ni jéggi na dayoo yéenekaay bi di Les Échos mi ngi ci ñëwaat mu mel ni que ni réew mi kañ daal dinay pëcc xooloo la ci biir yéenekaay bi di Sud Quotidien Abdoul Aziz Tall doonoon fi jëwriñ waaye itamit directeur de cabinet bu président de la République mi ngi ñëwaat ci doxalinu réew mi naan luñ soxla moom moo di ab démocratie boo xamante ni lu koy dunda du lenn lu dul oxygène wante soxlawul lii di gaz lacrymogène comme niñ koy amalee jamono ji ci mim réew mu mel ni que ni kañ démocratie wuñ réew Sénégal mi ngi commencé sooxe waral ba yéenekaay bi di 24 heures daal di indiwaat kàddu ki nga xamante ni moom moo di Blinker ci jamono jamuy amal ab tournée africaine fële sa diwaanu Kenya jagleel ko wàllu promotion wu démocratie moom Blinker mi ngi avertir njiitu réew mi Macky Sall ci doxalin yi nga xamante ni ñu ngi koy def waaye itamit li ñu gis ci mim réew ñoom ñooñee jàpp nañ ne méngoo wut ak démocratie gannaaw yéenekaay bi di enquête mi ngi ñëw ci résultat yu bon yi nga xamante ni réew Sénégal
daal dina koy am ñeel concours CAMES 2021 ak université yi daara yu kawe di université yi jamono ji dañoo lajj rawatina lu ñeel concours CAMES 2021 ak résultat yu jéggi dayo yi nga xamante ne réewub Sénégal daal dina koy am Malick Fall bu SAEMS naan dañoo war a mettre dans de très bonnes conditions ñii di jàngalekat yi soppi li nga xamante ni moom moo di environnement bi keneen ku soppi dundam mi ngi ci biir yéenekaay bi di Source A muy Aïda Mbacke gannaaw ba nga xamante ni daal dinay taal jëkkëram ja ba mu tàkk jëppet mu mujjee fa jaar ñàkk bakkanam moom Aïda Mbacke daal dinañ koy àtte niki démb tëj ko lu toll si 20 fukki at keneen ku jël yoonu ndungu siin mi ngi ci biir yéenekaay bi di Source A ba tey mu ñuy xamal ne fële sa diwaanu Ngaabu ab waay joo xamante ni ay atam mi ngi toll ci 4 fukk moom moo daal di wiyoole ab gone gu jigéen goo xamante ni mi ngi am juróom-ñeent at ku def li nu mel nag du kenn ku dul jëkkëru tàntaay gone gi bàyyi naa Source A songu yéenekaay bi di L'Observateur mu ñuy xamal ne gannaaw ay violence yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku benn borom kër bu ay atam toll ci 82 ans maanaam juróom-ñett fukki at ak ñaar moom moomee dafa tere doomam bu góor ne bum xeesalati ci biir këram doomam bii di ab tailleur daal di jàpp baayam ko dóor ko ba toj kanam gépp baayam mel ni ku sëlmoo guro ñeneen ñi nga xamante ni kenn dóoru leen ñu ngi wéyandi di def ci seen nafsu bakkan di siim seen mariŋaañ ñu ngi ci biir yéenekaay bi ba tey di L'Observateur mu ñuy xamal ne lu soxal jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi jaay seen bopp lim bi ci diwaanu capitalu Sunugaal mi ngi gën di yokk ndax jàppal lu ëpp 4 junne ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak ñaaru soxna ñoom lañ recensé ci fichier général bu département bu Ndakaaru ñuy jaay seen bopp ci ñoom ñooñee 2 téeméer ak fanweer ak benn daal dinañ leen di délivrer ab carte sanitaire ci diirub benn fan ci weeru janvier ba jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre 2021 noonee lu ëpp 2 téeméeru soxna yuy jaay seen bopp daal dinañuy amee feebar bii di sida la ca gën a yéeme nag ab soxna soo xamante ne ay atam mi ngi toll si juróom-ñaar fukk maanaam 70 ans moom moomee di wóoy ci turu Aminata Dee mi ngi xamle ne bam dalee jaay boppam ëpp na juróom fukki at ak benn mu ngoog yaay booy ñëwal jël kaala rek ak sijaada di julli. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk auditeurs yi yéen a ngi ci seen émission l'info autrement tey ji nag di jeudi le 18 novembre 2021 ñu ànd ak mbégte mu rëy di dellusiwaat ci seen émission tey jii ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot mooy nuyu Soxna Rama Diagne di nuyu Ahmadou Diop di nuyu mbokk auditeurs yëpp ñi nekk France ñi nekk Espagne ñi nekk Italie Angleterre Germany fii ci United States Canada ak sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Argentine ak Brésil ñu ngi leen di nuyu di leen baalu àq li may def nag mooy rapidement jël Elimane mu indil ñu quelques informations bala ñuy dugg ci waxtaan wi asalaamaaleykum Elimane. waaleykum salaam wa rahmatullah Njawar Diop maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Elimane. naka waa Kaolack. ñu ngi nuyu waa Kaolack ñëpp a ngi si jàmm xanaa tàng jamono ji tàngaay bi ñëw na. waaw tàngaay bi fii moom tàng na jir instant yi ñu ngi waajal seddaay bi nag ñëwagul mais nag actuellement dëkk bi dafa tàng surtout bëccëg bi nii day tàng guddi gi moom mooy tane daal waaye bëccëg bi moom day tàng jir Ndior Diop. waaw ñu bàyyi la nga indi ñu li nga xam ne moo fa wàcc foofu ca Kaolack. waaw xibaar yi tey wàllu politique la niki démb ñi nga xamante ne ñoom ñooy mouvement bi di ADK. ànd liggéey ànd nawle bu président Serigne Mboup. ñoom nag dañoo amaloon li nga xamante ne moom mooy janok taskatu xibaar li waral ni mel nag moom mooy ay kaddu yu ñaaw yi nga xamante ne bii ñenn ci ay responsable politique ñu ngi ko doon teg ci seen ndoddu li ni mel nag dañu bootu rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy yenn ci site information yi ñoom nag ñu ngi yàq deru ki nga xamante ne bii moom mooy Serigne Mboup loolu nag lañ doon ñaawlu li ni mel nag ki nga xamante ne moom mooy yoroon seen kaddu di Ndeye Lobé Lam daal na si ñëwaat bu baax a baax ñu teewlu ko ci micro suñu Kër FM.
ñi nga xamante ni nag dañoo gàddu seen làmmiñ di wax ak wër ñu nag ñoom la fii ci kaw la ñoo xamante ni ñi ngi lay tuumaal ak sosol loo xamante ni yeggaguñ ca dama ne kii di gestion de la mairie di gestion du foncier ñun am na lu ñu wax te buñ ca tollee ca cappaandal ga danañ génne benn par benn ndax man mii di wax ak yéen conseiller municipal dama ne président Serigne du seen morom te du mës a doon seen morom ñoom ñoo koy làmb du ci ñoom ci éthique du ci ñoom ci moral ndax ñii ma ci gis kat samba boy yi ak ñun duñu benn ñun xam nañ fañ jëm équipe bii nga xam ne moom la teg muy ñim ci war a àndal ca mairie ba kenn ku nekk yaa nga yor sa kër yor ay nit ñoo xamante ni ñoo ne sa gannaaw nga di leen fay par weer fii samba boy amu fi kenn ku ne ci ñun mën naa faj soxla donc ñooñu la Serigne Mboup jiital dugal leen ci liste bi fas yéene liggéey ak ñoom kaw la may wax ne population bi xam nañ leen tax a tiit ba tax nelawatuñu waxoon naa leen ne ku lang ak Serigne Mboup ku ne boo tëddee doo nelaw looloo leen dal te nag buñ ca tollee danañ leen duma ba duma leen fañ dëkk ndax fañ dëkk ñoo leen gën a crédible certes ñooñu fay ëpp xaalis waaye ñoo leen gën a crédible te xam nañ fu ñuy teg suñu tànk ndax dañoo liggéey suñuy gox démb tey soog a ñëw ñoo ngi leen di xaar mbir mi yàkkatul waaye dañuy wax ne ñi nga xamante ni amuñ éthique amuñ moral mooy ñi nga xam ni ay samba boy laa leen di tuddee nekk ci ay organe de presse di jël kii ndax dërëm ak tànk bañ leen cay jox ñun xam nañ lépp te buñ ca yeggee benn par benn danañ ko génnee danañ xam ne ki nga xamante ni mooy liggéey ak ki nga xamante ni liggéey lu dul gàddoo làmmiñam foog ne loolu ça ne passera plus population bee leen vomir population bi moo leen soxlaatul ñi ñu soxla mooy ay opérateur économique ñi nga xam ne mën nañ booster l'économie de Kaolack jëlee fa li nga xam ne mooy budget bi tey jii ñu wax 3 milliards yóbbu ko ci 10 milliards incha allah balaa ñoo am juróomi at danañ xam ñun fañ jëlee Kaolack fañ ko président Serigne nag macha allah barke da ko topp lu mu lu wax lu ne ca kanam rek la jëm. waaw Elimane mu ngi noonu kooku nekkoon ki nga xamante ne moom moo yoroon seen kaddu di Ndeye naam ma ne lan la ñuy tuumaal Serigne Mboup allo responsable politique dafa am kenn ci responsable politique yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci Kaolack waaw ñoom nag dañoo fay kenn rek ci taskatu xibaaru Dakaractu waaw mu génne ay article ci ki nga xamante ne bii moom mooy Serigne Mboup li ni mel nag ñoom nag rafetluñu ko ànduñu ci li nga xamante ne kooku wax na ko wa ñu démentir loolu kooku nangul ñoom nag nee nañu kooku dañ ko fay dañoo signé wante contrat ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy waa Dakaractu di yàq seen der loolu nag lañ doon naqarlu li ni mel sax ki nga xamante ne bii moom mooy Mbaye Ngom daal dina koy leeral ni sax Serigne Mboup ñëw fi ngir nekk fii di indi ay njaabaa njumbe mais nag dafa ñëw rek ngir ànd ak waa Kaolack jàppale leen ci ay jàppale leen waaye itam moom mu ngi woo ñi nga xamante ne ñoom responsable politique yi ñu bàyyi li ñu nekkee ci dëkk bi ñu teewlu May Ngom ci micro Suñu Kër FM. dañu gis ni président Serigne Mboup bu mu déclaré candidature am ci mairie Kaolack depuis 2019 dafa am ñoo xamante ni dañuy mbubb di laaxatu ci gannaaw presse bi di attaqué président Serigne Mboup di génnee ay wax yoo xamante ni teguñu ko fenn loolu nag dañu gis ni suñ koy def ñoom dañu am ci benn dañu gis ni lépp luñ ko wax ci mouvement ànd defar Kaolack dëgg la wala du dëgg du vérifier sax da koy génnee te ñun saa yu ñu ko woowee pour andi ay leeral day bañ wala mu trouver ay alibi yoo xamante ni dina def tout ba du ñëw loolu nag yàgg nañ ko gis président Serigne Mboup ak coalition bi yónnee woon nañu ay mise en demeure ci patron bi nekk Dakar wante ba tey représentant bi nekk fii à Kaolack noonu lu mu doon doxee ñaari at ci gannaaw moom la doon doxee daaw moom lay doxee ren te gis nañ ñooñ di ko yabal ñoom ñoo xamante ni jëf nañ fi loo xamante ni ñun mënoon nañ ko wax te waxuñu ko te lépp loo xam ne ñun wax nañ ko mu jëm ci seen leader yooyu duñ ko génni ba tax na après mise en demeure bi ñu yónnee ñun dinañ dox démarche yi nga xamante ni moom la ñu yoon may fii ci Kaolack ak ci Sénégal ba pare dinañ dem ci correct bi nga xamante ni moom moo tënk lépp li nga xam ne journalisme la parce que ñoom ni ñuy doxalee bokkul li nga xam ne mooy charte journalisme bokkul li nga xamante moom la journaliste war a doxee te xam nañ ni président Serigne Mboup depuis mu déclaré candidature am ñaari at ci gannaaw dafa yàgg wax ni suñu demee ba élection jot ba campagne jot nañu campagne ci jàmm mu bañ a am violence physique verbale mooy maanaam mu bañ a am xeex mais aussi ñu wax yoo xamante ni du kenn du ci gis boppam bañ a gaañ kenn président Serigne Mboup nag mu ngi dox di dëkk ci li nga xam ne moom la yàgg wax di woo nit ñi ci jàmm di woo nit ñi ci campagne boo xamante ne apaisé parce que suñu jógee fii ñun Saalum ñoo fiy des te dañuy continuer lekk Saalum donc li ñu naan fair play électoral mu ngi ciy woo bépp candidat ak bépp sympathisant moo xam ci mouvement bi nga nekk. jërëjëf Elimane ñu déglu la.
waaw dafa mel ni dañu am dañ Elimane est-ce que yaa ngi en ligne. oui moo bokk si waaw Njawar. waaw maa ngi en ligne. kooku nekkoon Mbaye Ngom di mandataire bokk ci mouvement bi nga xamante ne moom mooy andi liggéey andi nawle. doon rek leeral ay point rek ci li nga xamante ne bii moom loolu lañ doon def ni ki démb muy janook taskatu xibaar boobu nga amoon ne dañ doon teggi ay tuuma yoo xamante ne bii dañ ko tegoon seen i ndodd. li ni mel nag mu daal di ko leeral wane na ko rek ñoom ñëwuñu ngir nekk fi rek di xiiroog di ŋaayoo waaye nag liggéey moom moo leen fi tax a ñëw. di wane ne sax ki nga xamante ne moom mooy Serigne Mboup moom opérateur économique la moom du ab politicien boo xamante ne day def li nga xamante ne moom la ñuy duppee politicienne na. waaye nag moom dafa ñëw pour jàppale waa Kaolack gis ne sax moom la ñu dénkoon li nga xamante ne bii moom mooy chambre de commerce mu daal di yéegal budget bi ba mu yéeg waaye itam port bu Kaolack ñu gis ne sax ay bateau li mu doon ñëw foofu néew na trop waaye léegi ñu ngi am lu toll ak 400 bateaux par an loolu lépp muy liggéey li nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne bii moom mooy Serigne Mboup kon loolu daal moom mooy li nga xamante ne bii moom la ñu doon addu noonu ci seen janook taskati xibaar boobu Ndiawar Diop su fekkee amoo question. jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di nga nuyul ñu waa Kaolack yëpp. jërëjëf Ndiawar Diop. jërëjëf mbokk yi ñu dugg ci sunu actualité bi tey ci mercredi le 18 novembre 2021 ci seen émission l'info autrement di gërëm Elimane ci information yooyu mu ñu indil mu information yi jëm ci élection mairie Kaolack bi mbokk auditeurs yi xam naa ci première partie bi maanaam bala ñuy tàmbali émission bi tey dégg ngeen sunu mbokk Mouhamed Souleymane Mboup ancien journaliste bu Sud FM Gambie nekkoon DG bi foofu ubbi ko waxtaan wi nga xam ne def na ko ci première partie bi ma leen di rappeler rek ne bis jeudi bu jot bu 15 heures jotee na ngeen ko koj macha allah borom xam-xam la te li muy wax ànd na ak teggin waaye leer na te dina ubbi bëtu nit ñu bari surtout ci mbirum géopolitique régional en Afrique surtout ci ni nga xamante ne ñenn ci sunu kilifa yi noonu la ñuy doxee surtout ci ñun citoyens yi ni ñu war a jàppee réew mi jàng du wees te suivre l'actualité politique de ta nation c'est un devoir de tout citoyen citoyen bu ne li nga xamante ne mooy sa cadre de vie li nga xamante ne mooy sa dund jëm ci wàllum emploi jëm ci wàllum kaaraange jëm ci wàllum protection sécurité nga xam ne loolu yëpp état bi daf la ko war a ameel ak ñi nga xam ne dañu war a wax ci sa tur ak ñi nga xamante ne li ngay jënd ci la ñuy roppat taxe boo xamante ne ñoom seen déplacement ci lañ koy defee ñoom seen logement maanaam du ñu fay kër te yow da ngay fay kër saa yoo fayee kër impôt et domaine ñoo am na ci loo xamante ne ci lañ leen jox ñu am ci ñoom kër am ci oto di ci tukki di ci dund di ci dundal seeni doom di ci faj seeni soxla dem nañu ba dañu ciy jël avantage di ci faj seeni soxlay soppe mooy ñi nga xamante ni ci wàllu politique soppe ne leen dañ leen ciy dimbali amoon na fi benn kilifa gu mag boo xamante ne sama mbokk bu ma xam nekk bitim réew saa yu demee Sénégal moo koy jox oto jox ko chauffeur te kooku lu muy dox jëmul ci mbirum nation bi waaye parce que comme que kooku lu muy dox bitim réew kookoo ko koy lijjantil bu ñëwee Sénégal mu jël prérogative loolu sax du prérogative waaye sàcc la boo xam ne bu muy def sàcc alalu Sénégal sàcc essence su Sénégal jox ko waa ji am chauffeur muy dox ay soxlaam bu fa defee 2 semaines dina yore 2 semaines yoo xamante ne du jënd carburant te xaalisu Sénégal lañ ko koy defalee da koy tiitaroo da koy tiitaroo donc citoyen bu ne
li nga xamante ne moom mooy xew ci sa réew waruloo cee démissionné te xeetu émission yi nga xam ne moom la ñuy def fii nii ci sunu rajo bi ci yooyu la jëm sottantey xalaat boo nekkee ci côté haut-parleur bi te jàpp ne yaa ñu ëpp xam-xam bul ñu woo hors antenne di ñu jàngal woo ñu jàngal sénégalais yi parce que ñun ëpp ñu la pédagogie da ngaa ragal rek da ngaa muqat da ngaa ragal boo leen waxee ñu ne damaa ragal a feeñ damaa bañ ñu xam ma situation bu ñu toll nii loolu dafa war a xewwi ci réew mi dafa war a xewwi ci réew mi moo tax jamono yële ci ginnaaw bi nit ñëpp sax di kaas naan émission live yi dafa bëri man may applaudir malheureusement ñi nga xam ne ñoo ci gën a siiw gën cee ñàkk xam-xam gën cee vulgaire ñooñu mooy les plus suivis loolu rek mooy taar bi loolu rek mooy musiba bi waaye man ñëpp di wax laa bëgg ñëpp siiw am xam-xam ñu xam leen di leen déglu di ci jàng comme na mu doon amee démb looloo amoon ñi am xam-xam ñoo daan wax ñuy jàngee ci ñoom di leen déglu di jël seen expérience di ci jàng pour ëllëg léegi nag les plus vulgaires sont les plus suivis parce que Sénégal dañoo dem ba toll ci benn moment boo xamante ne musiba bi dafa bëri ba pare multiforme multicolore lépp loo xam ne dafa sérieux nit ñi dañu koy daw gars yi bëggatuñu lu sérieux parce que gars yi bëgguñoo sérieux moo tax boo xoolee si télévision yi ay distraction rek la ñuy wone parce que le peuple est malade képp ñëpp ñi nga xamante ne dañu yaakaar ci ñoom ne dañoo sérieux ay saay-saay masqué lañu ba kenn wóolootul kenn tey les plus minables les plus médiocres ñoom ñooy demander ay postes léegi pour jiite nit ñi pour jiite les plus qualifiés waaye Plateau waxoon na ko de nee na boo nekkee ci réew nga ne doo yëngatu ci mbirum politique ñoo xamante ne ñooy sa inférieur ñoo xamante ne doo seen moroom ci xam-xam ci njub ci mën a defar ci mën a boole ci mën a baale ñooy ñëw di la jiite yow di la dicter li nga war a ni nga war a comporter woo sa réew looloo xew léegi nag ñooñu nga xamante ne ñooy say inférieur bu ñu la jiitee du ñu ànd ak yow liggéey ak yow waaye ñoom bu ñu soxlaa dara ci sa xam-xam la ñuy ñëw ŋàcc ko te bu du ñu wax ne ci yow la ñu ko jëlee soo nekkee un communicateur public da ngay jékki-jékki di dégg sa ay propos quelque part dans les réunions di ko déglu dans les plateaux de télé te duñu la sax cité di def du plagiat bu doy waar la ñuy def bu ñu nekkoon ci université dañ leen di dàq taf seen tur weeje leen ñu bari di wooye seen bopp analyste politique lu ñu def lu dul lu xew ñu déglu ñi nga xamante ne ñoo ci wax ñu jël ko yóbbu ko ci télé yi xam nga mbirum journalisme maa ngi waxtaan ak benn kilifa gu mag fan yële ci ginnaaw bindkatu livre mën nga ko wooyee ku am xam-xam am expérience professionnelle bu état di ñu woo di ñu féliciter waaye di wax aussi ndax ñun xam nañu ne li gën a jafe ci journalisme moom la ñuy def mooy interpréter des informations en cours ma ne ko xam nañu ko kay moo tax ñu tànn ko parce que dafa risqué ndax mën ngaa fen su fekkee ne da nga def une mauvaise analyse il faut nga yore ay données il faut que nga séparer wu sa bopp ak nit ki nga xamante ne moom ngay wax information ci moom te loolu moo gën a jafe nag ngay séparer sa bopp des fois nga am ci ay nit ay sympathie bu rëy
considération ci ay comportement yoo xamante amoon nañ ko ay at ci ginnaaw nga fonk leen respecté leen bëgg leen ci loolu tey information jot doon benn situation bu délicate nga war koo interpréter war a dugg sax ci mbirum prospection lan mooy xew après situation bi fan la ñu mën a jëme loolu du ñëpp du ci mbirum journalisme du ñëpp ñoo ko ñemee def parce que li mu laaj ci ay éléments li mu laaj ci justesse li mu laaj ci maanu li mu laaj ci analyse boo xamante ne da nga koy teg rek da ngay nekk équidistant entre les parties concernées loolu li mu laaj ñu bëri duñu ko def li ëpp ci li ñuy def ci journalisme mooy lenn xew ba pare yow nga ñëw dellu di ko interpréter loolu moo ëpp loolu moo gën a yomb parce que loolu xew na ba pare xam nañu résultat bi mais lu nekk en cours nga war a génne enjeu yi looloo gën a jafe moo tax ñi koy def bari wuñu du ma ne nag kenn du ko def mais ñi koy def bari wuñu ñun loolu la ñu choisir def ko bu ko defee mu mën ñoo permettre ñuy utiliser sunu bopp moo tax ñuy wax ne fan wuñu kenn liggéey boobu boo ko day def doo fan kenn du rëy sa bët ndax nit matul waaye seul l'intérêt de la nation moom ngay jiital te loolu nag moo jafe ci sunu réew mi nag fu mu toll nii mais ñu fiy tudd ñëpp nga defee ne bëgguñu leen ñu fiy tudd di wax lenn loo xam ne def nañ ko te baaxul nga defee ne fonkuñu leen nga defee ne soppuñu leen ñu fonk lañu ñu sopp lañu waaye nit nag doo ko jox loo ko wóolu doo ko jeex chèque à blanc doo ko def jox ko chèque rek signé ne ko defal chiffre yu la neex loo wóolu nit doo ko def loolu nag la ñu war a def ci sunu réew mi te ñun nag ñii di yëngatu ci mbirum politique yëpp wala ci mbirum religion wala ci mbirum far ci ay groupement loolu la ñuy def dañuy nëbb lépp dañuy bëgg gëmm ci lépp loo xamante ne intérêt réew mi la waaye ñu jiital seen intérêt groupement wala fi nu bokk te loolu boo ko defee mooy ñoom Haamaan mi daan ñi nga xamante ne ñoo doon conseiller Firawna yooyu lañ doon def lu bon da ngay nëbb rek yow defal lii te nit warut a nekk tollu ak nit foofu ndax yàlla sax mi nga xamante ne moo ñu bind ñëpp te bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu mu ko digal am na lu mu ko tere am na loo xam ne nee na ko lii sa yoon newu ci lii de bu ñu la ci laajee xamuloo ci dara te wax leen ko nag bu leen wax rek ne la da ngay wax ne xamuma ci dara nga wax leen ko te booy wàccee ci moom noonu la ko waxee nit ñi dégg ko bu ko defee sax kenn du ko ci laaj mais ñun nag dañuy nekk ci réew moo xamante ne nit ki nga yéene mu jeete réew mi moom ngay fexe à tous les coups nëbbal ko ay bonam incapacité am doo ko nangoo reconnaître moom na falu rek xam nga lu tax parce que bis bu faloo rek nga am place moo tax ma leen di wax ne gars yi ñi ci ëpp ci ñoom place la ñuy wut ay at a ngi nii ma leen koy wax depuis 2012 yi may mujjee wax depuis 2012 maa ngi leen koy répété li ñu daloon ci Macky Sall dootuñu dala ci keneen te ñun xamoon nañu ne on vivra sous le règne de Macky Sall une situation délicate et spéciale li tax mooy ni mu woree askan wi ni mu fenee askan wi ci loo xam ne leer na ko ne du ko def ne damay jële sama mandat de 7 à 5 ans politiciens yu bëri yaakaar ne kon kii du fi yàgg dafa dof lu ba jiite nag commencé di leen dóor daf leen a nax te loolu du nax sax ay fen la parce que nag les choses dañ leen war a woowee ak li nga xamante ne moom la ñu tudd du ay wax waxeet ay fen la ñu fi wax yëpp dañoo def ay wax waxeet du ay wax waxeet dañoo fen te yàlla dinañu àtte ak ñoom ci fen boobu ndax boo fenee benn nit sax parce que gis nga bàkkaar boo def dafay am ay degré soo fenee toute une nation
bokkul ak boo fenee benn nit. boo fenee bu ñu lay bëgg a rey bokkul ak boo fenee te nekkuloo en danger yooyu yëpp bokkuñu ay degré li may wax nii ñi jàng jurisprudence islamique xam nañu ko kenn du ko ci weddi bokkul. léegi nag lu ñu dal ñu ne déet ne waay nga ñëw wàññi woo de 7 à 5 ans mais li nga waroon def yëpp ci réew mi dige woon ko non seulement defuloo ko mais nga bëgg a def forcing boo xamante ne nanguwuloo ci leeral nit ñi waaye ni ngay doxalee mooy wane ne ci loolu nga jëm. ñun xamoon nañu ne après loolu situation bi ñuy dund ci réew mi situation contrôlée wonte la moo tax fu mu toll ni politiciens yi dañoo booloo rek di def ay wàllu Sénégal ñii naan yeewi Sénégal te ñoom mënuñoo wàllu seen bopp par rapport ak ki jiite réew mi mënuñoo wàllu seen bopp par rapport au candidat Macky Sall parce que man je parle avec le candidat Macky Sall je ne m'adresse pas au président de la République je m'adresse à ce candidat menteur qui nous avait tout promis. Je m'adresse à lui. Et je m'adresse aussi à tous ces candidats qui rêvent d'être un jour président de la République. Il faut que nous surveillions leen. Il faut que nous top leen. Il faut que nous challenge leen. Parce que am na yenn autorité yoo xamante ne nit daf koy indi ci mbirum pouvoir bi bu ñu li ko waral mooy manque challenge ci bi ñu doone ay opposant ndax réew mi dañoo toll ci foo xamante ne maanaam dañoo égoïste ku ci nekk sa bopp sa survie bopp ngay def te gis nga sa survie bopp yow yoruloo importance boo xamante ne ëpp nga l'importance de cette nation bu ñëpp xoolee seen intérêt yi bokkuñu nit ñi bokkuñu intérêt yàlla ni mu ñu bindee noonu la sunu intérêt yi wuutee noonu la sunu ambition yi wuutee noonu la sunu bëgg-bëgg wuutee noonu la sunu yéene yi wuutee donc bu fekkee ne ku ci nekk sa intérêt ngay xool doo xool intérêt keneen donc ñun dañuy dëkk ci benn territoire boo xamante ne ce sera invivable ndax man sama intérêt ak intérêt Ahmadou Diop duñu benn intérêt Ahmadou Diop ak intérêt Souleymane Mboup duñu benn bokkuñu ay orientation bokkuñu fi ñu jëm bokkuñu ni ñu yaree waaye lenn la ñu war a bokk mu nekk un tampon indélébile mooy ñoo xamante ne dañoo bëgg Sénégal te bëgg Sénégal nekk numéro 1 loolu la ñu bokk te loolu la ñu war a liggéey même bu ñu amee suñu intérêt loolu la ñu war a jiital te bu ko la grande majorité doon jiital réew mi ab saay-saay du ko jiite parce que danañ ko challenge te challenge bi du ko jaral maa ngi seetaan benn téléfilm bu gàtt te doy waar mais mun nga ko interpréter ci wàllu politique dafa am benn président bu toog mu ne dafay wut premier ministre mais ñoom ñi toog ñëpp ànd ak moom ku ci nekk da nga doon koo xamante ne da nga loyal lu mu la mos a wax nga def ko te doo laaj lu tax lu mu bëgg nga defal ko te doo laaj lu tax mu nekk ci dilemme boo xamante ne xamul kan la bëgg a fal mu andi benn fital def ci benn bal ne leen bal baa ngi nii dama bëgg a seet yéen ñëpp yéen a tolloo doole waaye dama bëgg a seet ki ci gën a courageux ku ci nangoo jël bal bi dugal ko ñu wëndal chambre bal bi ba mu tourné nga fital sa bopp ci sa biir bopp ku ko ci def rek ma xam ne kii bu la bal bi jamee nag ñu xam ne ñàkk nga sens mais ku am courage yu def loolu rek ma fal le premier ministre ministre yi commencé di ko remercier benn par benn di génn ne man daal challenge bii mënuma ko def quoi waaw vraiment bëgg naa la lool
loyal naa trop ci yow mais lii mënuma def mënuma ko def challenge daal di nuyu président bi dem mu gestu fekk kenn koo xam ne toogul woon sax ci table bi waaye daa bëgg président bi yàgg koo accompagner nekk son bras droit mu jekki-jekki rek fi mu tegoon di nuyu gars yi président ba tegoon fa plate beeg pistolet bi mu dégg mu ne clic ñu gestu gis ko muy tiire boppam mu ne ko yaa moom poste bi loolu daf lay wan ne ci réew mi faaw ñu créer loo xamante ne baromètre boo xamante ne day wane mbirum courage yu nit ñi parce que ay waxi kese wala dajale mbooloo kese wala am ñoo xamante ne ci communauté yi nu bokk boo leen xoolee régions yi ñoo leen di defal parce que challenge bi nekk Dakar nekkul dans les régions man am na ci bëri ñoo xamante ne maa ngi doon jàng ak ñoom université de Dakar ñu ci ëpp ca région yi la ñu jóge waaye ñu ci ëpp ñii doon nañu ay maire ñii dugg ci yenn fonction gouvernementale yi nga xamante ne ci département yi la nekk parce que challenge bi nekk Dakar bokkul ak feneen waay dañ leen di créer à partir du néant dafa mel ni affaire bi da ngay am chance rek nekk ci benn région kenn jàngu fa analphabétisme bëri fa fees dell ak ay analphabète yow nga ñëw nekk fa benn nit ku jàng ñu ne kii de moo fi jàng ci université kuy bindulu yow lay woo tak ñu jiite la comme ni Abdou Diouf rek Senghor découvrir ko da nga naan c'est de la chance c'est pas pour rien que ni ay Dakarois bon town mënuta jiite réew mi loolu da koy signé da koy wane ndax ñi ñuy jiite ñëpp ca région yi la ñuy jóge c'est des Sénégalais quand même mais dama la bëgg a wax ne dañu war a wane lenn loo xamante ne fa la challenge bi nekk parce que tey ñi ñuy tympaniser ñi ñuy sonal ci réew mi les traîtres yi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement yi bu ñëw du ñu nangoo wax dëgg ñu ngi ñuy bëgg a sonal réew mi ni ñu fiy faloo doon fi njiit mais yomb na lool ni ñu fiy dooyee ay préfet jaar ci armée bi sax ba nekk ay généraux yomb na lool ni ñu fiy créer ay monstre ci wàll wu nekk dafa doy waar man loolu daf may tiital ci réew mi ni muy doxee moo tax corruption bi c'est à tous les niveaux léegi nag boo amee benn président de la république boo xamante ne moom it yorul rek nationalité sénégalaise te dañoo wax ne nationalité exclusivement de nationalité sénégalaise gars yi yore yeneen i nationalité yor yeneen i kër yeneen bitim réew am yeneen i intérêt ci yeneen i réew saawaay c'est difficile ñu défendre intégralement l'intérêt de ce pays nañu xoolaat challenge parce que am na ci ñoo xamante ne photocopie bi président bi di doxalee rek moom mooy wane laxisme bi nga xamante ne moom moo nekk ci réew mi waaye am na ñoo xam ne dañu naan la ni réew mi mel rek la ñuy falee président de la république taman boobu laa gën a àndal mooy réew mi ni mu mel rek noonu la ñuy ku mel ni ñoom rek la ñuy fal yàlla du juum te yàlla loolu la wax ci alxuraan bu fekkee jubuloo bu fekkee doo wax dëgg su fekkee jubuloo doo wax dëgg mais ki nga xamante ne jubul te du wax dëgg lu mu wax daf lay neex mais boo dëggoo mbirum caaxaan yi ku koy wax dina am yeneen question yoo xam ne di nga ko laajaat ba nga xamante ne challenge bi nga koy teg du ko jaral mu dem yoonam dalay dellu ci plateau pistolet bi président bi laajoon gars yi rek premier ministre yi gars yi amul challenge parce que presse bi dafa am benn rôle bu rëy boo xamante ne da ko ciy jouer gars yi bu ñu la xamee waaw man de lii laay def rek jàppale ma ci lii bu ko defee ñu bindal leen borom plume yu saf yi yu mel ni Amadou Diop bindal leen ay affaires yu neex ñu publier ko kenn du leen laaj ay boo leen invité fu mu toll nii am na ci ñoo xam ne boo leen invité dañuy exiger ñu xam question yi bala ñuy ñëw parce que ñooñu wóoluñu seen bopp parce que xam nañu ne journaliste bi bu defee homework am rek dina génne ci ñoom leneen loo xamante ne
ñoom bëgguñu ko discuter d'accord am na yoo xam ne bëgg ko discuter mais bis boo demee ba war a doon bëgg a doon une autorité dans ce pays waratuloo bañ question waratuloo koo bañ soo defee njombe ci biti sax war nañ ko wax réew mi nag dañu ko war a faj réew mi dañu ko war a faj et Macky Sall nag ay erreur rek lay def parce que gis nga tous ces opposants yi ñu créé yu bees yi ni yëpp moom moo leen créé am na ñoo xam ne sax dafa yokk seen rêve te man mii tey su ma bëggoon dugg ci politique lëmbee réew mi billaahi xam naa fi may jaar ak Macky Sall parce que Macky Sall mooy joxe buzz fii ku fi am buzz Macky Sall moo la ko jox parce que dafa soxor dafa siis dafa nay dafa bëgg mën a xoqalaate ak tiitalaate dafa mën a defe ay complot loolu lay gën a perte temps moom Macky Sall que gérer réew mi ni mu war a doxee mais Macky Sall bu bàyyi woon Ousmane Sonko rek nekk ci administration bi di def syndicalisme am di xeex di génn dem ci télé yi ñu koy invité comme ni ñuy invité ñoom Dame Mbodj ak ñeneen ñi mais est-ce que dinañu toll fii ay marche yoo xamante ne ay nit dañ ciy dee ah su bàyyi woon Barthélemy Dias bi mu yoree ay fitalam ñu koy puus naan ko tiireel gars yi nekk seen oto di daw mu leen di topp di tiire ba am ku ci dee bu bàyyi woon justice bi gérer ko est-ce que dinañ toll ci moment bii ñu nekk c'est parce que c'est un con mal éduqué politiquement et socialement lépp loo xamante ne lu baax la defe na ne moom moo ko bëgg a jiite lépp loo xamante ne képp koo xamante ne da nga nekk ci yoon woo xamante ne mën ngaa jariñ Sénégal sax moom bëggul ñu gis la bëggul nga am opportunité pour liggéeyal réew mi mu ngi lay jox opportunité rek bu fekkee ne da nga nar a liggéey ci suufu moom mu am crédit bi te nag une nation boo ko jiitee da nga war a polyvalent bu ñu nekkee ci match football nga nekk numéro 10 bi nga ne man ñaari ailier yi rek laay passe du ma passe 9 bi parce que damay bañ mu dugal mais doo gagné bu latéral bi débordé sax nga ne ailier bi yeex na bàyyi ma jox latéral bi mu dem dugal waaye nga ne non du ma ko jox man sama ñaari copain ailier yi rek laay jox doo gagné réew mi équipe la te da nga bëgg am ay remplaçant yu baax da nga leen di tàggat da nga leen di bàyyi ñu dem ak seen ambition waruloo toll foo xamante ne da ngay gagner en autorité parce que réew mi da nga ko tenir ci sa loxo nga dem ba toll ci naan ay maire yi maa leen di wax kan moo fay toog saa waay nga xam ne réew mi kon commencé na yàqu gayen loolu fan ngeen ko mës a gis bu fekkee amoon na fi tamit réyul woon ba toll fi mu toll nit ñi nag il faut ñuy waxante dëgg man yii may wax ni des fois sax dama koy ragal a wax bàyyi woon naa ko sax ndax ñi lay woo di lay wax li nu lay wax mais dëgg réew mi même boo fa waxee dëgg sax xoolal ñu ngi lay tiital ñu jàpp la tëj la kaso quoi mais ñun Ablaye Wade lu ñu ko yàqul moom Macky Sall lu mu yàqul Ablaye Wade amul ci rajo yi nekk ci internet yi yëpp ci plateau télé yëpp heureusement VAR yaa ngi fi dem na ba fi wax ne su fi Abdoulaye Wade indi ay problème day teg gouvernement parallèle saa waay loolu di woo nit ñi nañu jóg na waa réew mi jóg sëriñ si nanu ko wax dëgg di gaaruwaale sëriñ si nga xamante ne Abdoulaye Wade fa la doon raam nañu ko wax dëgg ndax ñun duñu dellu ginnaaw ñun nag ñu toll ci situation boo xamante ne moo gën a garaaw boobu te lépp loo xam ne dañu ko doon bañ ci Ablaye Wade tey ñu ngi koy nangu léegi nag ba tey ñeneen xoola kenn du wax ñi daan wax ñëpp nag ñooñu dugal nañ leen ci gouvernement bi ñu def leen ay conseillers ñii trahir nañ leen waaye ñemeetu noo wax muy créer ay monstre parce que des fois une nation da ngay dem ba toll benn moment boo xamante ne boo gisee fu moment bi ñu toll nii kuy guerrier rek yaay door leader politique ku guerrier rek yaa doon leader politique te loolu bu ñu fa tolloo am nañu problème
tollatuñu ay jamono Lat Joor ak ay Alburi Njaay ay affaire guerrier affaire intelligence la ñuy laajte intelligence boo xamante ne moom mooy sortir cette nation ci li ñuy dund foofu la ñu toll mais tollatuñu ci ay affaire guerrier ba nga xamante ne démb Barthélémy Dias fu mu toll nii Macky Sall la nga koy jox opportunité te bis bu doonee maire de Dakar ne soyez pas surpris mu xëy suba ne leen président laa bëgg a nekk parce que l'appétit vient en mangeant ci kaso lañu la fekk def la député jaare fa def la maire léegi nag yaa ngi laaj maire yi Dakar soo fa paree président nga bëgg te man attitude Barthélémy Dias man gisuma mu doon njiit wax dëgg yàlla damay wax sama dëgg rek quoi parce que koo xamante ne lépp looy def ci politique yaakaar nga ne violence moo koy faj depuis ba nga nekkee un simple militant mais gaynde ku ko yar sa kër doo ko xiifal waay nañ waxante dëgg parce que gaynde ak nit bokkuñu jikko gaynde kenn du ko yar sa dëkk sa biir kër di ko xiifal wala nga koy jox ay poñse wala ay céréales bu yàggee dina gestu pont jam la deret bi tis mu xeeñ ko daan ne ah sama chef bi xeeñ na neexa li jënti la nag am na ñoo xamante ne ci réew mi ñu ngi laaj réew mi tey am na ci ñoo xamante ne ñi ci ëpp mbirum position guerrière bi ñu yore ñun ñoom la ñu jàppee ñu ay guerrier la ñu quoi Ablaye Wade guerrier la woon mais da nga wane guerrier bi mu ko matee mais avant guerrier c'est l'intellectuel c'est le patriote affaire du ay jeu de mots de même bu fekkee ne réew mi bokk na ci ñi ko yàq moom Ablaye Wade mais dañuy bëgg a jël le côté guerrier jël rek teg ko ci kanam quoi parce que Macky Sall saay-saay la li mu ñu promettre yëpp defu ko loolu nag du ñu yóbbu ci réew mi ci ay temps Lat Joor te ku ñu ci jàpp ku def sa musiba ba ñu jàpp la ñu ne complot la quoi mais gars yi mën nañ la complot ay jigéen di la woo di la jox ay rendez-vous di la yónnee sax ay photo seeni taat wala dara mais yow bu fa dem yow buñ la complowee bul daanu mais doo bàyyi ba dem fa def li ngay def ba pare après nga ne complot la nekkatul complot te yàlla xam nga gars yi dañuy fàtte ne yàlla am na te fen booy fen benn nit wuute na ak fen booy fen une nation bu fekkee na gëm nañu yàlla quoi man de su ma defoon sama tooxi dooni boo xamante ne dafa nar a porter préjudice à toute une nation ma ne lii ñu may jiiñ de maa ko sàcc man de tëj nañ ma fu ci kaso bi 2 at génn ma réew mi waaye nag wax dëgg yàlla nag man maa doon toje mani bi nag quoi maa ko toje waaye man de gel bii ñu may wax ne lii moom moo ko def waaw wax dëgg yàlla maa fa doon def nag topp sama baat neex quoi maa juum waaw vraiment maa juum baal leen ma waaye man de mairie Dakar bii ma doon jiite day wax dëgg yàlla caisse d'avance yi nu may jiiñ yàlla xam na ne noonu la ko maire yëpp doon doxalee ma defe ne c'est une pratique acceptée man tamit noonu laa ko doon doxalee mais dañu lay baal mais ay weddi bët jël ay alxuraan di waat di jiite ay maire yi ñoom Aliou Sall jël ay kaamil teg defuma lii te yàlla mu ngi leen di xool bu ñu paree xoolal seen kurus la ñuy jël quoi defe na ñoom mën nañu fet la nation ba pare yot ci suuf ne astafurlaa yàlla baal leen affaire dafa garaaw et on se demande est-ce que gars yi réellement gëm nañu yàlla quoi ni ñuy def suñu réew mi tey dafa am benn journaux yi dañoo génne ne Sénégal am na 4652 prostituées sénégalaises yi ñoo ci bëri ak guinéennes yi ak nigérianes yi ñoom ñooy jël 3e position ñoo ci gën a bëri te ñooñu ñëpp dañuy liggéey di jaay seen yaram yi yu rafet yi nu yore bëgg a dee ak xiif amuñu opportunité bu ñu naree wut liggéey sax ñoom liggéey bi ñuy def nii moom la leen nit ñi di def loo xam nga des fois mbirum prostitution bu nekkee ci réew dem crescendo rek am na ay blocage ci réew mi
parce que ñoom bu ñuy liggéey ci banque ba ñu leen di defloo ay promotion canapé bu ñuy liggéey ci bureau yi ñu leen di def harcèlement sexuel seen patron yi di leen ko def wala ñu dàq leen bu ñuy liggéey ci hôpitaux yi du ñu am promotion ñu leen di nax di leen tëjee di leen siif dañ leen di sax siif mais ñoom ñu dem defi ji prostitution ana lan moo ko wuute parce que bu boobaa ñoom ñooy tànn li ñu bëgg a def ñu defal ko seen bopp mais nag nit ñi lan la ñuy kii oh mais chiffre bi bëri na mais chiffre bi génn mooy ñi nga xam ne ñoo bindu am carnet de santé parce que dañ leen doon arrêté chaque fois bu ñuy liggéey ñu sonn ci ñu dem wuti ji carnet de santé sa sac su ko kenn visité wul du xam ne ab prostituée nga ñooñu mooy ñu officiel waaye ñi laqatu ci ginnaaw tey def liggéey boobu te nekk ci réew mi ba tax na ñuy wax ñaata ñoo ci am sida te bis bu nekk ñu wàlle ko mais gars yi war nañu tiit dañoo war a tiit li ñu yàlla tere yëpp bu ñu ko bàyyiwulee daf ñuy jam ci beneen yoon te loolu mooy dal askan wi fu mu toll ni man bi ma liiree article bi damaa tiit ci moment boo xamante ne nit ñi amuñu liggéey niveau éducation bi non seulement ni mu wàccee noonu la amee benn paradoxe mooy y a trop de diplômés chômeurs nit ñi amuñu fu ñu dëkk ñi yore business investir ci immobilier président bi di joxe ultimatum Assome Diatta ne ko nañu wàññi luyaas yi na gaaw balaa élection locale yi jox naa la ultimatum na nga régler problème mu luyaas yi ñi investiroon ci mbirum logement ñu bëgg leen a obligé na leen yéeg da ngeen koy wàññi par force te état bi subventionné wu leen nga xam ne loolu yëfu saay-saay la ñun ay jamono da ngay dégg ñu naan la habitation à loyer modéré boo demee France fekk ko foo dem ci àdduna bi fekk ko fii état bi day am ay building yoo xamante ne ku ko neex la ciy dugal xanaa bu ngeen ko jëloon sax di ci dugal seen militants yi ñun d'accord nañu parce que c'est des Sénégalais mais tabaxu leen kañ lañ fi tabax ay gëj a tabax ay HLM Ablaye Wade cité yi mu fi tabaxoon du gis ngeen ni mu mujjee ñi ñu ko joxoon ñëpp jaayaat nañu ko delluwaat ca mbënd ma amul contrôle mais bu ngeen continuer woon di tabax loolu mooy tax nit ñi am ay bien parce que ay jamono HLM sunu papa yi ko am yëpp ñoom xam ngeen ne amuñu woon njëg yooyu ñu am ay kër ay HLM parce que dañ leen ko wàññil jaay leen ko lu yomb su fekkee ñii di louer dañu ne duñu wàññi yow état bi tabaxal ay HLM di ko jox sax ñi nekk ci état bi ñooñu am fu ñu dugal seen njaboot yi Papis tëjal 1 minute sa micro s'il te plaît mu ngi am bruit bu doy waar buy yàq kii bi dinaa la jox léegi kàddu gi tëjal micro bi un instant merci parce que loolu boo ko defee yaa ngi concurrence ñi nga xamante ne après Papis quoi bëgg na maa ñi nga xamante ne ñoo ngi loué yaa ngi leen di yaa ngi def ay kër yoo xam ne di nga ko jox néew di doole ji bu ko defee kenn du kaas ñoom bu nga neexee ñu loué ko 1 million yow ngay joxe sa kër ne 1 million ku ko am nga am kër boo moomal sa bopp doo ko loué soo amee ay magasin yuy nangul wàññi nourriture bi nga créé comme ay Sonadis amoon na fi société nationale de distribution mais loolu la état di contrer ay particulier mais doo ñëw nekk un con nit ñi yow nga yore sa ay milliards te mosuloo liggéey 8 ans après tu déclares que tu as 8 milliards ñu laaj la étranger yi laaj la nga naan sama opportunité yi ma amoon en tant que premier ministre ci laa ko jëlee yaa mën a fen ndax am na ñu fi nekkoon ay premier ministre gëñ la fay yàgg te amuñu 8 milliards tu es un voleur li mooy dëgg kat mais nag réew moo xamante ne waa ji moo ko moom moo contrôler lépp boo ko fa waxee say mbokk wala sax commencé laa dëjala nañu wax mbir yi te ñu contrôler woon te bàyyi dof yi nga xamante ne ñoo bëgg a nekk président de la république ñu bëgg koo jiite nañu xoolaat suñu biir waay nañu encourager ces intellectuels tapis dans l'ombre qui se cachent parce qu'ils ont peur d'être attaqués nañu leen encourager waay nit boo bëggee liggéey ak moom sax da nga koy encourager quoi mais doo ko jox chèque à blanc boo xamante ne lu ko neex la ciy def
nekkatuñu réewum Tarzan. léegi nag sëriñ si am fayda ñoom ñu ngi génn di wax dégg ngeen interview sëriñ Mohamed Mahi Ibrahim Niass xalif général bu fayda Tijaaniya dégg ngeen li muy wax looloo jara wax mais ay sëriñ soo xamante ne ku falu rek ñu ne yàllaa la fal waaw bu leen ko kii parce que yàllaa ko fi te yàlla fi ko teg mën na ko fi jëlee kooku doon ab saay-saay di seet lépp lu mu mën ngir bar fee jóge war ngaa wax boo jiitee ay nit ndax nit ñi lu ñu fortaatu ñëw jox la ko ngay dawal oto yu rafet am garde du corps am lépp foo dem nit ñi wàcc ci seesi jox la ko nga toog ca kaw loo wax ñu ne waaw boo tuflee ñu raay ñooñu bu ñu nekkee ci ay difficulté war ngaa wax ak ñi leen ko teg mais ay porte parole yuy politique ci suuf ah ay organisateur de gàmmu et de màggal yoo xamante ne ci parti politique yi la ñu bokk boo leen waxee ñuy wane seen sang royal ak seen bokk bu ñu bokk ci sëñ bi am na ñu bokk ci sëñ bi gën leen ko jege ñu ngi souffrir parce que dañoo jub melu ñu ni yéen ay saay-saay lañu saay-saay yi rek ñooy ànd te réew moo dem saay-saay yi ñooy ànd adduna bi noonu la tëddee waaw ñuy jaay intellectuel ak di sole ay verre di nekk ci jànq ji rek nag ci la ñu nekk boo ubbi woon seen dossier léegi adduna tukki moo tax réew mi jaxasoo amatuñu rôle amatuñu ay rôle model amatuñu ko nit ñi nangootuñu sax gëm yàlla parce que yenn sëriñ su ndaw si ñooy def jigéen ñi loo xamante ne jigéen ñi dañ ciy jaaree ne duñu gëmati sax yàlla quoi nekk ci li leen neex parce que ki leen ko def moo tax ak li mu représenté ci société bi dañ lay woo di la wax naan diw de lii la def ak lii la ma def ak lii ñi ñu ko def ñooy woote di la wax defe na da nga leen di boole pour wili pande leen c'est des actions privées nit ñi duñ ci mën a wax ay saay-saay ñoo ñuy jiite saay-saay si ñoo boole daal jàpp réew mi en otage léegi nag ñi leen bëgg a remplacer tamit ay opportunistes yu bëgg a profiter de la situation pour nekk au devant de la scène journalistes yi waxatuñu liveurs yi ñooy wax les journalistes ne donnent plus l'information c'est les liveurs qui le font à leur place mais réew mu demee noonu foo jëm da ngay jékki-jékki ñu indi la benn information naan la man fu wóor laa am source bi ma yore fi muy jóge yéen ñi xoolal ñi di def ay live naan yow diw yaa ngi nekk ci ginnaaw président bi li may wax xam nga ko dañ koy xam rek di fen rek di génne ay information ñooñ la ñuy def léegi ay grands investigateurs te ab demuñu mosuñoo jàng ce qu'est la déontologie journalistique ku mu neex wax lu la neex ne yore nga ay ay source gis ngeen ñu fi piégeon temps yële yëpp ne leen diw lii lay def ak lii à l'instant ñu dem ci Facebook bi di annoncer mais réew mi dafa tasaaroo man réew mi dafa may bëgg a soof quoi Papis Fall ma jox la kàddu gi ba pare ñu jox Amadou Diop. salaamaaleykum maa ngi jégalu pour bruit bi maa ngi nuyu ñëpp ci panel bi côté ascenseur social boo wax rek sànq mooy dëgg quoi ascenseur social bi daal mooy que Dakar waaye dañ leen war a écarter loolu ñu ngi ko décider pratiquement depuis temps Senghor xam nga lu tax Senghor dafa ñëwoon bu ñuy dañ ko invité woon chambre de commerce bu Dakar temps mu ngi woon France bu mu egsi mu jël fa parole c'était dans les années 30 fàtte na date bi exactement bu mu ñëwee waa 4 communes yi ils lui ont fait comprendre que c'est pas un habitant des 4 communes ñu suufel ko affaire boobu metti ko moo tax mu ñëw ne moom baadooye il s'est tourné dos au SFIO qui a commencé wàcc sur le terrain ànd ak ñoom Mamadou Dia ak ñeneen affaire boobu c'est très important dans l'imaginaire dans la psychologie même des hommes politiques parce que ñoom ñooy gis ni et c'est important pour ñu tamit réfléchir un peu sur la psychologie des futurs dirigeants parce que ku nekk dafa am histoire am et si loolu ñu tourné doo SFIO nga xamante ni représenter les 4 communes ils ont gagné mais mu amaat beneen rôle tamit bu ñu waroon a jouer mooy que ñoo xamante ne du ñu ay famille buur
dañu war a écarter wu par exemple ay Ndiawar Diop yoo xamante ni dañu bokk ci ay famille ay Lat Dior Diop ay ñoom Amadou Diop il faut les écarter tu comprends ñu jóge ci loolu ñu ne léegi dañuy écarter nit yu jàng yi ñu jóge ci loolu léegi ñu ne dañuy dem au fin fond ci àll ba ñu recruter ay nit yoo xamante ni comment dirais-je ce niveau social dafa bas tellement que mënoo expliquer man da waxtaan benn waay sànq mu ne ma tel commissaire bëgg ma wax turam parce que dafay yomb trop mu ne ma pourtant tel village la jógee mais bu ma waxee turu famille bi rek bëgg ma wax tur bi parce que day yomb trop xam naa ni descendant jaam la quoi mais gis nga pour te dire que psychologie boobu dafa garaaw gis nga Moustapha Niasse bu muy choisir procureur Ndaw xam nga mu choisir ko pour ñu faagal Karim Wade parce que waa ji dafa doon sànni grenade loxo bi dagg c'est-à-dire que gars yi ñoom ñu ngi xalaat c'est-à-dire descendre aux enfers quoi xam nga yow da ngay ñëw nekk si benn gratte-ciel ñoom ñu ngi dugal Sénégal si pax situation boobu moo nekk Sénégal ah c'est l'idée des classes bu Marx doon wax ñoom si loolu lañ nekk parce que jàng ils ont lu Marx ils ont lu le manifeste du parti communiste doofuñu mais tey foofu lañ toll moo tax dëkk bi toll fu mu toll moo tax sànq booy naan que yow tey boo bëggoon fol xam nga fa nga jaar mais man tey ñun ñaar bu ñu bëggoon léegi-léegi on devient des stars sur Macky Sall c'est facile ah da nga def ni Barthélemy bul sonal sa bopp jàkkaar loolu ak commissaire de police wala commandant gendarmerie ku mel ni général Fall nga jàkkaarloo moom nga ñëw ak sa mouvement taxaw saaga bu la tooñoon sa population yi ne kii mooy waaja sal boobu lañ toll ah oui c'est-à-dire que tey pour nga siiw Sénégal pour nga doon modèle réseaux sociaux yi ñu ngi fi gars yi ñu tasaare ñoom amuñu recul bu ñu am xam nga benn jour dama koy wax benn activiste woo ma ne ma non war a wax loolu dugg na fi dama la ne Ousmane Sonko le fait que mu dem salon de massage sans informer un garde-corps ni sa femme ni ses proches s'il n'a pas fait preuve d'éthique de responsabilité mu ne ma non war a wax loolu parce que Sonko la ñuy xeexal boo ko waxee waa ma kii ma ne ko écoute moi gis nga ñun Sénégal la ñuy liggéey éthique responsabilité éthique conviction moo yore dëkk loolu Max Weber wax ma ne ça c'est pas de l'éthique responsabilité ku ko waxul Sénégal naa fex nga oto bu ko reyoon foofu lan la ñuy wax wala ni dem ko fa paaka jaawale ko mais dañ naan Macky Sall lu daloon Sonko période boobu on a dit que c'est même man mii la wax spontanément ah j'aurais pas eu le temps de prendre du recul parce que tey problème bi am mooy que on n'a pas la bonne information comme noo ko waxee journalistes yi ils n'iront pas vers la bonne information Pape Alé peut-être dina dem creuser mais est-ce que Pape Alé dina doon am courage ne non affaire bi nii ak nii la demee dina ma doon jaaxal te tey ñun problème boobu insécurité boobu lañ nekkee insécurité bi foofu lay daanlee c'est pas un militaire wala policier bu jël bal fetal tiire kenn wala leen ñun insécurité bu ñu am mooy insécurité information Jawar xam nga ne information moo yor dëkk wallaay sénégalais xamuñu ko c'est les gens c'est l'information qui gère le monde boo demee le gars yi teg CIA centrale d'intelligence agence yi c'est parce que c'est la recherche de la bonne information l'information à temps réel mooy lu gën a difficile ci àdduna Sénégal xamuñu ko amuñu ko nit ñu ngi dund ce pays-là est en danger Ndiawar wallaay avion du tëb tant que information wu jóg amuñu ko mais ñun dañuy dund sans information affaire prostituée yooyu wax c'est yu tas Sénégal mais kooku ONG ñu def investigation yi il y a aucune structure le département des statistiques c'est le département le plus pauvre au Sénégal ma daan lee foofu c'est pour dire que looy wax je suis tout à fait d'accord ascenseur social bi mooy problème jërëjëf Ahmadou Diop waaw Ndiawar Diop waaw maa ngi lay sant waaw parce que maa ngi lay sant ci sa analyse pertinente bi waaw bi nga def ci maanaam ci journalisme professionnel parce que nee nga traitement objectif des informations moom le journaliste professionnel war a wax nga ci Macky Sall évidemment Macky Sall moo nekk la plaie du Sénégal waaw malheureusement il fallait absolument le déboulonner waaye on s'est arrêté à mi-chemin te loolu mën a def waaw parce que war a ngalap à tout prix nag par l'action matérielle loolu nag wax dëgg yàlla loolu lañ war a def parce que Macky Sall maanaam c'est un traître
dal leen ak jàmm mbaa yéen a nga ca. waaw narcissique il est narcissique. waaw moo boobu nga utiliser moo ko incarné. voilà le problème parce que def nga ci métaphore ci benn film loolu moo am ci Sénégal. alors d'autre part bi ñu commencé suñu waxtaan wi l'envoyé spécial suñu kër nekk ci Kaolack jox na micro bi benn soxna waaw ñuy wax ci Serigne Mboup muy faral Serigne Mboup pour man bien pour man soxna soosu li muy wax ça n'engage qu'elle li muy wax tegu ko fenn primo qui est Serigne Mboup c'est un opérateur politique clientéliste conflit d'intérêt la manifeste c'est ça la vérité Ndiawar parce que nee na dafa bëgg a nekk maire de Kaolack mais buñ fàtte ne dañ leen di jox ay marché bokk na ci wax Khadim Ba bokk na ci Baba Diaw bokk na ci bu ñu fontoo voilà parce que moo nekk ci benn Bokk Yaakaar waaw benn Bokk Yaakaar dañ ko aligné ndax moo nekk la remorque du tyran politique muy Macky Sall voilà muy larbin tubaab bi soxna suuf li muy wax amul benn njëriñ li ci gën a doy waar les maires surtout APR je dis bien surtout APR ñu gën a jubadi tey ci Sénégal parce que li ñu def dara du leen ci fekk moo tax ñuy ŋar-ŋari waaw parce que ñoom ñëpp daanaka ay multimilliardaires la ñu dañuy def des spéculations financières des sàcc ñoom ñooy financer le label kleptocrate muy Macky Sall ñooñu amuñu benn conviction politique nekkuñu ay patriotes c'est ça la vérité xam nga Sénégal démb wax nga ci léegi tout à l'heure ci tumuranke bii ak li nga xam ne moom na ci dëkk bi mais le cas du Sénégal mais c'est un cas gravissime violence yi le chômage endémique et l'analphabétisme aggravant même maanaam taux bi mu toll na ci plus de 80% moo tax nit ñi di def lu la neex loolu moo tax les jeunes ñuy braver les terres et les mers au péril de leur vie Sénégal jàngal école amal say diplôme amal lépp amal expérience maanaam doo liggéey voilà doo am benn emploi c'est ça le problème loolu moo tax Sénégal tardé c'est ça la vérité parce que politique dafa am lu mu àndal voilà politique dafa am lu mu àndal te man personnellement man li may wax ça n'engage que man waaye ku ko weddi da nga ko teg dara parce que li tax moo wax ko mooy démb am na benn waay bu doon wax ci nekk Espagne di wax ci mbir mi mais xam nga Sénégal moo nekk réew moo xam ne surtout ci 14 pays ñoo jël ndaare ci àdduna bi crise migratoire bi nga xam ne moo nekk ci Europe mais loolu ak li am Sénégal benn la c'est ça la même chose ñooñu tubaab yi dañ koy def di ko wax ci seen digg pays te lu ñu am ñoo leen ko jox voilà waaye nag ñoom li ñuy def mooy dañuy def antagonisme idéologique de deux termes identiques immigration et expatriation maanaam immigration fañ ko teg parce que loolu la te loolu moo tardeel Sénégal toute l'économie sénégalaise est totalement extravertie l'Europe day fermer ay frontières am di barricade wu ñi nga xam ne ñoo nekk ci classe politique bi loolu duñ ci mas a wax te loolu moo téye ab dëkk xoolal ma entreprise coloniale yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal plus de 250 mais c'est des immigrés économiques c'est pareil que li ñuy wax immigration ñoom nag dans un sens lañ ko def parce que tous les dividendes day ñëw systématiquement dañ koy rapatrier dans leur pays d'origine sans contrôle kenn du leen contrôler te Macky Sall mooy contrôler tous les politiques tous les citoyens loolu moo tax ñu jël ndaare c'est ça le problème loolu mooy tardeel Sénégal te li nga xam ne moo ci nekk ci mbir moomu nga xam ne moo tax politiciens yi
bëgg nekk maire bëgg nekk président de la république bëgg nekk lii bëgg nekk lële mais am réew surtout bu la yàlla dimbalee yàlla jox la lépp ay ressources naturelles pétrole et gaz mais loolu da nga koy téye bu baax waaye bu fekkente ne bi téyewoo ko ces citoyens di def violence di rend seeni jabar wala ñuy xaru ñenn ñuy braver les terres et les mers au péril de leur vie mais loolu musiba lay indi te adduna bi dafa nekk un système de vase communicatif interactif lu ci wàññi ko rek day indi déséquilibre voilà le problème parce que ça se paiera cash c'est ça le fond du problème waaw kooku c'est la règle de la nature humaine voilà mais loolu duñ ko def voilà le problème du Sénégal parce que actuellement Sénégal lan moo fa am dagga sante tëj kaso ñoom ñuy bew di sàcc di def cumul des mandats lépp lu ñu wax weddi ko Macky Sall lu mu wax weddi ko di faralaate di utiliser les moyens de l'État de façon abusive waaw mais nun ban dëkk lan nag yaa war a nekk maire yow man maay ki nga xam ne maay désigné yow yaa war a nekk fële yow yaa war a nekk fële mais loolu ci ban fan lañ ko de loolu mooy un état amu fi banditisme d'état moo fi nekk voilà le problème du Sénégal te jot na sëkk ñu lijjanti affaire Macky Sall buñ ko deful waat naa ci yàlla ne jël bu rëy la ñuy daan te bu ñu fexee ba nga xam ne def nañu étourderie ñu teg ko ci masla Macky Sall dana fi teg doomam teg fi ñoom Aliou Sall te kenn du ci mën dara voilà le problème waaw il faut que ñu terminer le boulot voilà le bon boulot bi nga xam ne commencé woon nañ ko waaye nag ñun suñu problème ci Afrique on commence bien waaye on finit toujours mal parce que dañ naan fii yàlla moo fi ñaan yàlla moo fi def lii mais yàlla lépp lu muy def daf koy jaarale ci ay nit lu tax pays européens yi nekk ci li ñu nekk di jëm kanam même bu ñu fenee sax dañuy ànd waaw ñun nag lan la ñuy def dagga sante kenn nit ni cundub mooy jiite lépp mooy jiite bal bi mooy tëj récréation bi mooy fadd mooy fal mooy fulli fu ne la nekk il se mêle de tout mais on est où on est dans quelle planète le Sénégal moo nekk réew moo xam ne plus de haut gradé ñu leen di fay 5 millions pour ne rien faire si ce n'est la répression tout azimut fan lañ mais on va où on est où et on va où voilà le problème loolu moo tardeel Sénégal loolu moo tardeel Afrique il faut que ñu lijjanti affaire Macky Sall tant que lijjantiwuñ ko nag suñu Sénégal gi day gën a jël ndaare parce que tey jii ci Sénégal le Sénégal est tombé plus bas qu'il ne l'était hier ci Abdou Diouf ci Senghor ak ci lépp nag évidemment baatoo la boo xam ne démb teg ci woo dara kenn xamul foo jóge jàngoo fi di fen un ingénieur chimique te day kàcc maa ko wax loolu la munu cee Macky Sall doo dégg mukk mu wedd mu taxaw ci digg dëkk bi ne ingénieur la munu koo prouver c'est ça le problème waaye nag évidemment parce que pion la voilà parce que dafa mos a nekk sur le piano américano-français moo tax muy def li muy def voilà le problème parce que pour terminer démb soo gisee mën a la njoor wax ci Loukachenko ñu ne c'est le dernier dictateur mais li ma ci jaaxal Europe moom la ñuy def parce que actuellement ñu ngi dàggasante ci seen digg dëkk bi maanaam immigration mooy tardeel France maanaam alors que ñun loolu moo ñu dal waaye nag ñoom dans un sens lañ ko def de façon unilatérale ñaata dictateur ñoo fi nekk silence radio ci Sénégal ak ci Afrique loolu kenn ci wax loolu moo tax te évidemment Macky Sall buy wax fan lay waxe du waxe ci Sénégal waaw ci média extérieur lay waxe te ñun ba pare yore ay journalistes yoo xam ne ay mercenaires lañu des locaux waaw parce que tubaab bi dañoo muus léegi duutuñu jël journaliste bu sénégalais ou sénégalaise bon temps voilà sénégalaise bon temps la ñuy jël duutuñu jël maanaam benn tubaab bu wax tàll ke leen di waxal kan la bu seeni envoyé spéciaux waa maanaam ay sénégalaises lañu wala ñu nekk ay africain loolu la alors que liñ ci jublu idéologie la parce que am réew soo ko bëggee yilif koy maanaam da nga koy teg ñi nga xam ne dañ ne muut noppi jërul nga yore paaka jërul nga yore yet parce que loolu moo tax de nègre de service l'attente de Macky Sall ak ñoom Alassane Ouattara ñu def seeni accord de défense bidon ñu corrompre militaires yi ak policiers yi di dóor di fadd même alors que impôts Sénégal yi nga xam ne dañ leen di cribler des impôts et de taxes de toutes sortes
yet wi nii duma noo koy jënd te Afrique donc lañ koo gisee wallaay France gii nu nekk waat naa ci yàlla ne duñu yàlla du yonent bi ñaari nopp lañ yore ñu yoree ñaari nopp maanaam lu tax ñu jëm ci kanam parce que saay si fi nekkoon ñëpp la ñu rendi dañ leen di rendi parce que c'est pédagogique Sénégal nag loolu boo ko waxee ñu ne la àdduna tukki loolu doo ko fi waxee c'est ça Macky Sall utilise les mêmes pratiques hygiène yore am lëndëm di tëgg di fàgg fuuy l'homme de à la surcharge pondérale mais boole ci nag trisomie il n'est pas intelligent parce que dafa am déficit chronique parce que le pouvoir rend fou pour ki nga xam ne yaakaar ko voilà évidemment pour terminer l'étourderie de Abdoulaye mënu ko indil ko mi ngay yar moo la jëkk a fàdd c'est ça la vérité waaw parce que Sénégal gawma ay élection man li ma gëm mooy une révolution loolu laa gëm man parce que pour remettre les pendules à l'heure nga xam ne ñu remodeler waat suñu dëkk bi Macky Sall amul benn yota de panafricanisme amul fiscalisme politique c'est un lâche ku fekk Macky Sall mu naan man kenn du ma intimider mais enfin c'est quand même surréaliste dans notre pays voilà alors que mbilam laaj su manifestation mais moo jëkk a ndaw voilà mais ay garde-corps wër la nga yaakaar na yaa ci nekk du dara voilà le problème il faut que lever les verrous voilà merci waaw jërëjëf mbokk auditeurs yi ñu yëkkati jotaay bi ba altine incha allah waaye bala ñuy jóge ci loolu dañuy jéggalu képp koo xamante ne yaa ngi ñuy déglu te dégg ni ñuy waxee neexu la ñu ngi lay baalu àq waaye ñun baal nañu ñëpp ñu commencé bind sax di yónnee di wax ay mbir jéggal nañ leen ba noppi ndax tàmbali nañu da ci am ñoo xamante ne sax ni ngay da nga leen a neexul rek da nga leen a neexul waaye jéggal nañu ñëpp yàlla na nu yàlla guidé yàlla na yàlla dimbali Sénégal yàlla na yàlla gën a suturaal Sénégal yàlla na yàlla aar Sénégal te musal ñu ci képp koo xam ne da ngay am impact négatif ci réew mi réewu Serigne Touba ak maam ñu baax ñi waaw réewu Alaaji Malik ak maam Limaamu Laay waaw réewu Boukounta waaw ak Serigne Thiénaba yeeg sunu mbokk Tiijaan yëpp waaw réewu Cerno Souleymane Baal ak Maba Jaxu Ba yàlla nañu sunu borom dimbali ba képp ku ci am impact négatif même ñun bu ñu ci bokkee yàlla na nu yàlla teg fële te indi ñoo xamante ne dañuy doxal li nga xamante ne moom mooy jariñ réew mi ndax ñu mën a jaamu yàlla ak xel mu dal ngir mën a jaamu yàlla ci nit ñi yàlla nañu ko sunu borom defal te musañ ci seytaane allahuma amin gars yi ñu jox leen rendez-vous incha allah altine bu soobe yàlla. donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy mine ak énergie ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet
ci Sénégal yi bari kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko tala. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. Macky Sall du tax nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a ñëw bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëggu bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xëy rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xamee woon dugg seen bopp.